donc ami internaute Thiès Info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara fépp fu ngeen mën a nekk donc tey suñu émission feeñal revient toujours avec ses invités de marque mais tey nag dama fas yéene def doxantu biir Thiès daal di wër nag vraiment ban invité de marque laa war a am donc duñu def rek lu dul xool vraiment Thiès macha allah gis nañu fi tey na j'ai envie de am benn invité boo xamante ni mannequin lay doon donc côté góor parce que la fois passée invité naa jigéen mais bi yoon dama bëgg góor donc je pense que je vais essayer de voir kan mooy nekk sama invité Abou est-ce que doo ma jàppale tuuti ma xool sama invité dafa mel ni gis naa sama invité sax nag sëñ bi comment vas-tu ñëwal nag tuuti ñu waxtaan Abou jëlal ma sañ sa sama xarit bi macha allah xoola na nga def. maa ngi fi rek soxna si. dama doon wër tey sama invité mais dafa mel ni daje naa ak yow. waaw je peux dire que ni daje nga ak moom. Abou jëlal ma sañ saam jëlal ma li mu sañ te man sax man kee laay wër te dafa mel ni man kee laa dajeel. waaw dafa mel ne jàpp nga ci nag. kon jeex na alors ndax mën nga ñu wax tur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Issakha Ndiaye waay. alors Issakha lan nga étudiant nga wala juuma mannequin nga wala tailleur nga wala lan nga daal Issakha. non yow boo ma xoolee xam ne mannequin mooy wax ak yow. macha allah en tout cas tu es bien habillé. merci beaucoup merci. alors mbokk internet yi dafa mel ni gis naa sama invité duñ def rek lu dul ànd ak moom ci plateau bi ñu daal di yeggali suñu waxtaan c'est bon. amul benn problème. tu es prêt. je suis prêt. voilà donc ami internaute Thiès Info comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure dama def benn doxantu rek daal di bett sama invité li ma bëggoon nag am naa ko dafa mel ni mannequin laa gis nii moom Issakha jóg leen nuyu. bon soxna si maa ngi lay fay bu baax. noo def. maa ngi sant bu baax. mais lu waral doxantu bi tey nga def sañ sa nii macha allah. bon juste xam nga rek benn instant dama doon génn quoi waaw ci laa def dajeeg yow quoi. seeti soxna si wala. non soxna si non seeteegu ma ko léegi. voilà donc est-ce que mën nga présenter askan bi lay seetaan kan mooy Issakha. bon salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Thiès Info man maa ngi tudd Issakha Ndiaye nekk mannequin fii Thiès maa ngi dëkk quartier bu ñu naan Cité Lamy voilà. donc ñu gis actuellement milieu mannequinat mu nekk milieu boo xamante ni dafa doy waar ñu gis ni nag war nañ cee waxtaanee loolu parce que dafa mel ni day dem di gën a compliqué alors yow en tant que góor lan moo la dugal ci milieu mannequinat. bon milieu mannequinat comme li nga wax rek dafay dem di gën a compliqué et c'est vrai et li ma ci mën a wax mooy que ni day gën a compliqué et day compliqué ba àdduna bi di jeex. donc man li ma dugal ci mannequinat du dara lu dul amour la bu ma am ci milieu bi bon depuis ma nekk xale mu nekk sama rêve donc loolu moo ma ci dugal quoi voilà. mais mu nekk sa rêve mais peut-être di nga nekkee xale peut-être am nga koo ci mës a gis mu neex la genre idole mu neex la ba mu war a mën a tax nga dugg ci milieu. waaw non su ma nee idole moom góor gi Doudou Cissé mooy sama idole Doudou Cissé. si tu te rappelles mi ngi doon bokk benn émission bu ñu doon wax si Miss Labado la woon amoon na aussi ay mannequins début bi mais gis nga comme li ngay wax ci complication bi ngay wax noonu xam naa ni loolu moo tax ñu dindi ko ci léegi. voilà moom mi ngi ci woon ba demoon na ba final donc man góor gi du Cissé franchement mooy sama idole ci milieu mannequinat mën naa ne def naa ci 10 ans léegi 10 ans. 10 ans ak léegi ci milieu mannequinat yaakaar naa ni war nga ci xam lu bari. waaye it war nga ci jànkonteel peut-être ay jafe-jafe tey jii boo ñu doon wax li nga xamante ni moo la gën a marqué ci milieu bi depuis bi nga ci nekkee ci lu baax lan lay doon. donc milieu bi moom su ma wax li nga xamante ni moom mu ci gën a marqué ci lu baax bari na parce que dans la vie dañuy wax ne dara yombul te soo gisee quelqu'un bi nga xamante ne aussi mi ngi ñëw di la ci jàppale bon. doo def lu dul sant quoi mën naa ne li ma ci dajal ci yu baax franchement bari na trop depuis bi ma débuté parce que bi may doog a débuté c'était difficile man je suis mannequin mais tailleur là ci couturier donc bi may njëkk a défilé je me rappelle très bien mi ngi nekkoon suñu marché ñu doon def benn ñuy fin d'année donc ma volonté wu ne sama benn grand man maa lay solo say tenue et jour boobu je me rappelle bien bi ma yéegee ci visi bi di dox maa ngi ñàkk tooy xepp
bi ma tegee taxawee teg bi ma tegee sama loxo ñàkk bi doon ci sama loxo. mu ne ma tiit waaw franchement ma tiit mu nekk quelque chose bi nga xamante ni bon après ci laay doog a xam ne nekkee milieu bi lii moo ci nekk mooy que ni bon nit ki am na ñoo xam ne dañu koy jàppee dox rek mais aussi tamit public si la parce que bi ma nee takk ba dajeeg public bi franchement nekkatul Isaaxa quoi. waaw loolu aussi nekk na quelque chose bi nga xamante ne daf ma marqué ci milieu bi waaw ma di ci sant yàlla bu baax tamit. alors li nga xamante ni moo la gën a metti parce que bu ñu nee lu la marqué moom foog ñu dem ci lu la gën a metti alors est-ce que am nga ci loo xamante ni vraiment metti na la ci milieu bi boo ko fàttalikoo sax da ngay am yow personnellement sa xol day tooy. bon côté boobu moom dama naan Dieu merci maa ngi sant yàlla bu baax bien vrai que ne wax ji bëri na nit yi ñu ngi jàkkoonte ak ay difficultés mais man côté boobu dama siy sant yàlla bu baax. xam nga boo nee dara daf la metti c'est que man dama naan nit ki li ñu lay wax mu di la metti rek day fekk bëggoo ko wala ñu wax la dara mu metti la day fekk loolu baaxul comprendre nga mais man je dis que ni milieu bi c'est un métier comme yeneen métiers yi ndax nit tedd na ci nit tekki na ci comprendre nga donc man lenn rek moo ma ci metti mooy que ni li nga xamante ne ni respecté wuñ ñu si je dis respecté wuñ ñu nag mooy que ni da ngay waxtaan ak say xarit sax say proches dañuy wax ni milieu bi moom mannequin yi de ay góor jigéen lañu góor ñi. foofu sax laa doon bëgg a ñëw ak yow. très bien donc dañuy wax ne yéen booy da ngeen a yambare comprendre nga da ngay gis yeneen comment dirais-je yeneen liggéey yi da ngay gis nit yu yambare yu ci nekk. yambare c'est pas que man je suis mannequin rek damaa war a yambare non non je suis mannequin damay dem def sama liggéey la comme yeneen liggéey mais yàlla mooy bind nit. yàlla moo bind nit mu am objectif nekk mannequin mu am objectif nekk li mu doon donc pour man soo ko ci jàppalewul waroo ko ci xas quoi parce que tey ji milieu bu nekk rek nit tedd na ci. mais est-ce que du tamit le fait que ñu leen di wax mannequin yu góor yi ay góor jigéen lañu nañ ma baal ci kàddu gi est-ce que du le fait que habillement bi est-ce que du ci jouer benn aussi bu ngeen di dox di défilé. yenn saa yi nga gis duñ ko bañaa yenn saa yi nga gis ñoo xam vraiment dañuy dox comme jigéen donc est-ce que du loolu moo tax aussi ñu leen di taxer de góor jigéen. côté boobu gis nga mooy comme li ma la wax léegi rek day ñëwaat yàlla mooy bind nit am na nit yoo xamante ni ñu ngi dox ci mbedd mi am na nit yoo xamante ni ñu ngi nekk seen kër yi et dañuy doxinu jigéen yàlla mooy bind nit am na ñoo xamante ni dañuy yéeg ci kaw tapis bi da ngay gis ne dañuy doxinu jigéen peut-être yàlla moo leen bindee noonu mais man je me dis que ni. bul gis nit bindam nga jugé ko parce que am na ñoo xamante ne nii ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis à la télé ñu ngi koy dégg partout ñoo xamante ne nii bu ñu la nee kii góor jigéen la doo da ngay dar si gémmiñ dañuy nekk góor pire jantale duñu solu bu inféminé comprendre nga duñu waxin bu jigéene comprendre nga te suñu la nee kii góor jigéen la da lay bett yàlla tere nga gis nit boo xamante ne nii su doxee gi jigéen la ngay gis te fekk moom du góor jigéen. comprendre nga donc pour man nit waroo comme li ma wax léegi rek waroo ko gis ci bindam rek nga jugé ko waaw côté boobu loolu laa am lu ma ciy wax. mais tey jii yow yàgg nga ci milieu bi loolu donc war nga xam am nga ci expérience bu baax a baax tey jii boo doon conseiller sa mbokk góor ñi c'est vrai que li nga wax dëgg la bind la mais nag am na ñoo xamante ni du bind am na ñoo xamante ni dañu topp seen bëgg-bëgg comprendre nga moo tax ñu koy def tey ji boo leen doon conseiller parce que ñooñu di def loolu ñooy yóbbaale ñëpp ba tax na yéen du ngeen am benn considération ci dëkk bi tey ji boo leen doon conseiller ban conseil nga leen di jox. juste man li ma leen di conseiller mooy en tant que góor fépp foo mënti nekk da nga war a wax wu xam ne man je suis un homme li njëkk mooy que ni en tant que góor nga xam ne man góor laa. parce que tey jii nii mënoo jigéen lu ba nekk jigéen c'est impossible donc sur scène aussi ça ne veut pas dire que ni man su ma doxul doxinu jigéen li ma bëgg du ma ko am. man kay sur scène yow da nga war a montrer que ni je suis un homme et tenue bi nga xamante ne moom lañu la jox nga valoriser ko comprendre nga donc conseil bi ma leen jox mooy que ni nañu xam suñu bopp. ci man laay njëkkee nañu xam suñu bopp xam fu ñu teg suñuy tànk xam nu ñuy doxee xam nu ñuy waxee parce que milieu bi nekkul loo xamante ne nii rek passage la non juste liggéey la boo xamante ne comme yeneen liggéey la donc man loolu kese laa am lu may wax sama mbokk yi nga xamante ne ay mannequin lañu di leen wax ne ngeen gën a xam seen bopp gën a xam fu ngeen teg seen tànk parce que àdduna bi bon nit daal bu ñu lay jiñ dëmm
buñ la gis ngay sottoo yeelu gole donc daal loolu laa ci am lu ma ci wax. alors tey jii ñu dugg tuuti dans les coulisses bu défilé amee est-ce que mës na la arrivé ñu jox la peut-être yére boo xamante ni yow du la neex doo ko bëgg a sol est-ce que mës na la arrivé. nan laa ko dundee d'accord man je dis que ni en tant que mannequin waroo am yére booy bañ parce que mannequin di nga dem ci défilé fekk fa styliste yu bari kii mën na exposer ay tenues am mu nekk tenue de ville kii def tenue traditionnelle mais boutique bi nga xamante ne ay caleçon am la am exemple nga xamante ne moom caleçon lay jaay ak sous-vêtement bu bëggee exposer kii am collection am qu'est-ce que tu vas faire en tant que mannequin. donc man moo tax ma ne mannequin waratu am lu muy bañ ci colis boo demee ba opté ne mannequin nga waroo ko bañ am mës na ma dal résidence la Dior benn styliste bu ñu xam fii biir Thiès ñaw benn defar benn tenue boo xamante ne ni tenue bi c'est pas sous-vêtement juste benn looy wekkoo nii la ak comme ngemb mu ñëw opté wul ne man maa ko koy solal mais dafa amoon ku mu visionné ne kooku moo ko koy solal mannequin yi bari woon nañu fa bi mu ko joxee kooku dafa bañ ne ko du ma sol lii ci biir nit ñi yaa ngi dégg mu ne ko ñu ba ñoom ñaar ñu xaw fa jàppante yeneen mannequin yi ñenn ñi ku mu waxaat ne la solal lii nga ne du ma ko sol styliste bi def dagg yitteem dagg temps defar li muy defar war a wane collection am nga en tant que mannequin yow nga ne ko man du ma sol lii bon ma woo ko mu ñëw ma ne ko il ma solal la ko et dama ko sol am naa si yeneen ay défilé am naa si yeneen comment dire ay contacts yoo xamante ne nii loolu très bien yoo xamante ne nii tenue boobu ma sol mën naa ne moo ma may loolu yëpp am naa si aussi tamit lu ma teraanga parce que tey jii nit ki dañuy wax ne looy bañ a def rek na fekk mu doon lu bon mais loo xamante ni yow yaa ko opté en tant que mannequin nga ne man mannequin la te styliste yi bëri kii di ñaw tenue traditionnelle kii di def tenue de ville kii di ñaw chemise kii ñawal la yére xaar ko bu dee jigéen ñu ñawal la tissu bu oyof mu transparent donc man gisuma mannequin ne yow war nga bañ lii donc jour boobu dama opté wu bien vrai que ni du c'était pas pour man mais dama opté wu sol ko et public bi apprécié styliste bi depuis lors mën naa ne ci la ma jàpp ba tey jii fu muy dem daf may woo voilà. donc su ma la déggee bu baax yow tey jii n'importe quel yére habillement boo xam bu ñu la ko joxee di nga ko sol sur scène. très bien man en tant que mannequin et en tant que quelqu'un bi nga xamante ne day wax ne sama li ma nekk nii liggéey la man fuñ tenue bu ñu ma mën a jox sur scène dinaa ko sol. alors tey mën nañu wax ne société bi dafa xaw a jaxasoo li ñuy laaj ci côté mannequinat mooy mannequinat lan la mën a apporter société sénégalaise. xam nga ñun mannequinat dañuy wax ne boo xoolee Sénégal dañuy wax ne dañuy roy ba dàq te effectivement loolu moo am ñun en tant que mannequin li ñu mën a apporter société bi en tant que suñu milieu lu mu mën a indil suñu dëkk bari na. parce que milieu mannequinat ouverture la boo xamante ne ni exemple tey jii yow en tant que mannequin mën nga ci dem ba ñu ne international et j'ai des amis yi nga xamante ne ay international lañu doxatuñ sax Sénégal comprendre nga donc ñooñu amal na leen njariñ lan moo tax mu amal njariñ dañ ci am fulla am ci fayda xam ne lii métier la. ci société bi li mu ñu mën a apporter mooy que ne bon dina tax ñun en tant que ñun ay sénégalais en tant que africain ñu xam ne ñun am nañ tenue yoo xamante ne ñun ñoo ko moom en tant que africain. mais ni ma ko mën a waxee société bi dafa am benn idée bu ñuy demee ci mannequin yi idée bu ñuy demee ci milieu mannequinat te baaxul mooy que ne man su ma amee sama doom rek damay wax ñu nekk mannequin parce que dañ ne xale yu jigéen yi ay caga lañu xale yu góor yi ay góor jigéen lañu. maa ngi yéen tamit yéen waru leen a éviter loolu tamit waru leen a fexe ba loolu ñu leen di waxal mu deñ parce que aussi dañuy wax bon je ne dirais pas que ne fu ñëpp tifli mu tooy loolu sax laa mën a wax donc sénégalais bu la jugé rek wala nit sax bu la jugé rek xëy na dafa fekk ne am na lu mu ci gis est-ce que yéen même bu dul yow même bu dul keneen ak keneen xëy na am na ñoo xamante ni ñu ngi ci biir xëy na liggéey taxu leen a jóg mais leneen moo leen tax a jóg parce que il faut oser le dire aussi léegi ñooñu yéen dañ leen di yàqal est-ce que tamit jotul vraiment ngeen xoolaat yéen seen taxawaay seen doxalin seen colin. bon côté boobu xam lu ma siy wax ku ñu bëgg a yàqal nga nangu ñu yàqal la rek yaay yàqule gis nga man nekk mannequin du tax góor jigéen bu ñëwee si man
ma di ko ubbil sama bopp ba mu di ma yàqal sama liggéey non non parce que man ci métier laa nekk donc yow en tant que mannequin bi nga gis ku ñëw ab jege si yow montré leen ne la que man je vis ça donc yow war nga ko montré que ne man dunduma loolu war nga am caractère bi booy wone sur scène comme ni ma ko waxee war nga am caractère booy wone ci mbedd bi war nga am caractère booy wone seen biir kër ak fu mu mënti doon que ni nit du am fitu même buy dund loolu moom en dehors yow du ñëw di la jéem a dugal ci loolu. parce que tey jii damay wax ne man nit ki lu mu ñemee wax la ko rek yaa ko may comprendre nga tey jii yow tey jii bu ñu nekkee ñun ñaar ça fait des années ñu nekk mais mosoo ma dépassé mosuma la dépassé mais am na noo doon duggee ci man mën naa xëy saaga la. et du la bett parce que man ak yow peut-être ñooy café loolu comprendre nga man ak yow yaa ma accepté loolu mais li nga xamante ne accepté loo ma ko jamais de la vie du ma la ko mës a def et itam yàlla tere bés bu demee ba am yow di nga riposter di nga ne ma ne hey lii ak lii defee ko nii ak nii ak nii parce que man nangam ak sangam laa man dinaa xam ne yow mii kat lii dundoo ko bien vrai que ni nag ñi koy dund seen dund bopp la li jëntiwuma ko mais man ku ko dund ba ñëw ci man it man sama li nekk ci man teg la sa place très bien. ñaat un peu ci société bi parce que sànq dama la dégg nga ne li ngeen mën a apporter mooy sol yére Sénégal wane ko mu siiw partout dans le monde mais des fois aussi ngeen sol yére yoo xamante ni bokkul ci société sénégalaise. très bien xam nga kon li ma waxoon rek day ñëwaat roy ba dàq day am parce que tey jii nii dafa am Sénégal bien vrai que ni ay sénégalais lañu mais dafa am ñoo xamante ne ñii dañu jàng ñaw traditionnel ñi jàng ñaw tubaab défilé yi des fois aussi day am style défilé yoo xamante ne du question de défilé pour montrer ñaw pour après nit ñi jënd ko c'est juste pour faire comment dina laa ko mën a waxee mooy que ni c'est ça création am na stylistes yoo xam dañuy créer li ñu créer nag sa du nit a koy jëndaat juste wane seen talent la wane ni ñun mën nañu créer plus que yéen li ngeen soxla donc nit ñi dañuy xaw a jaawale côté boobu am na ñoo xam dañuy ñëw ci défilé yi xool tenue yi gis tenue yu rafet suñu paree dañuy waxaale tenue yi si saa si dañ koy jënd mais am na ñoo xamante ne aussi dañuy xool ne genre concurrence bu amee tailleur bi day dootul def pour jaay dootul def pour wane ne Sénégal war nañu am suñu culture may nañu ñu def lii ak lii ak lii ak lii mais day wone boppam que ni man mën naa créer plus que li nga xamante ne moom ngeen jot a gis voilà. alors ça c'est important créer plus que li nga xamante ni moom ngeen jot a gis di leen fàttali rek di tey mannequin bu mag laa toogal macha allah donc Isaaka lañ koy wax dégg ngeen ko tout à l'heure dama dégg sa biir wax nga ne da nga def couturier nga en même temps. alors loo dugal ci couture bi ku la xool gis ni lii yaa ko ñawal. waaw mën naa ne c'est que xam nga olof day wax ni bu kenn xamoon fi nga jëm kenn du sonn da ngay jug rek def fa direct. c'est pour cela ñun ñu nekk ay nitu jom ñu am nekk ay nitu fulla nekk ay nitu fayda tax tooguñu fenn parce que gis nga yow gis naa ñeneen gis nañu ne milieu mannequinat bi c'est difficile comprendre nga te et may wax ni. 20 personnes yu nekk rek jàppal ne kenn ki mooy xaw a dem parce que mannequin yi ñi ci opté ne dañuy nekk ay mannequin de ñu ci bëri xamuñu seen bopp. c'est pas je parle pas de clandestin sax mais juste y a des mannequins yi nga xamante ne ni ñoom seen bopp dañuy am amour mais xam nañ ne duñ dem mooy que exemple mannequin bu mesurer 1 mètre kooku du dem fenn comprendre nga donc mannequin dafa am loo xamante ne nii loolu la laaj am loo xamante ne nii loolu lañ soxla. donc su ma waxee ci sama cadre liggéey nag man comme ni ma la ko waxee rek jom la rek dama juddu fekk samay parents nekk ci chemin wu am jom ba jur ma donc man li ma war mooy que ni am jom jàppale sama bopp. c'est pour cela aussi tamit période bi nga xamante ne li ma gën a bëggloo mannequinat tailleur bi si la parce que tailleur laa njëkk a def aussi tamit may seetaan à la télé di gis bon comme ni ma la waxee sànq góor gi Doudou Cissé. mu nekk quelqu'un bi nga xamante ne dama ko bëgg trop quelqu'un bi nga xamante ne nii avant may def mannequinat sax commencé naa ko di suivre comprendre nga donc su ma ko daan xool man damay am plaisir ne ay tey bu ma nekkoon place kii nga xamante ne mooy défilé tey ji ba yàlla def may màgg parce que début bi tout début est difficile loo gis ñu nekk rek day xaw a naqari quoi bi ma ciy doog a dugg may sant yàlla aussi tamit sama benn parent mosuma ko tere parce que wan naa leen fulla ak fayda goo xamante ne nii xam nañ ne man du ma dox ci caaxaan mosuñu ma ko tere donc ma yéex ci dugg tamit trop mais bi ma ci duggee ba léegi aussi tamit fulla fayda laa siy doxee comprendre nga
donc tailleur bi tamit depuis 2009 maa ngi def tailleur. Depuis 2009 maa ngi def tailleur mu nekk quelque chose bi nga xam ne dama ko bëgg a max moo nekk sama métier principal. parce que nit boo amul métier rek amoo dara ti mën nga dem partout dans le monde mais dem wuti mais saa soo ñu retourné sa métier day toog di la xaar parce que dafa nekk quelque chose bi nga xam ne da nga ko jaayante quelque chose bi nga xamante ni doo ko dem wuti am ko ba téye ko métier boo ko téyee moom téye nga ko rek lu ne mën nga ko jàpp bàyyi ko mu bàyyi la mais sa métier du ma sa denc ci yow waaw pour terminer ci côté boobu moom. tailleur bi da ngay ñaw lépp yëre góor yëre jigéen. waaw côté tailleur moom macha allah damay ñaw tenue traditionnelle tenue de ville et surtout ñaw góor ak ñaw jigéen yëre olof ci laa ëpp lu may ñaw. loolu moom faaw ma seet si la rek comme ça ma xool bagage. kon doo ko réccu kon doo ko réccu. dina arrivé souvent ngay toog sa rukk parce que def nga 10 ans ci milieu maanaam def nga 10 ans ci milieu bi est-ce que dina la arrivé souvent nga toog sa néeg am lu la metti découragé bëgg a bàyyi. waaw ça m'arrive parce que exemple tey ji nga nekk ci milieu boo xamante ne comme ni nga ko waxee def naa ci 10 ans exemple mënoo ci réaliser quelque chose boo xam buy montrer que ni sama métier bii kat moo ma jox lii c'est difficile et en plus c'est dur comprendre nga li ma mën a wax ci côté boobu mooy daf may dal mais fu ma dalee aussi tamit damay reculer waat en arrière xool ñi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw xool ñi nga xamante ne ni ñi ngi vivre comme man te li ma am amuñu ko kon dama côté boobu saa su ma arrivé rek dama ciy sant yàlla sant bu baax aussi di ci gën a sant aussi sama ñaari waajur waaw. kon mu mel ni su ma la déggee Thiès gi nga nekk kon dafa dëgër côté mannequinat. waaw boo nekkee ci mbir 10 ans nekk Thiès boo waxee loolu ce qui veut dire que ni am na fu muy kalang-kalangee daal. gis nga Thiès gi ñu nekk nii milieu mannequinat daf fi difficile trop pour ñëpp dégg ko dafa metti 95% dafa metti 3% yi la ñuy xaw a gauche droite 2% yi moo ci tane. mais metti bi si fan la au juste pour que nit ñi vraiment mën a xam mën a xoolaat seen bopp. voilà metti bi xam nga metti bi fan la ci fépp xam nga la moo tax metti bi fépp exemple tey ji man des fois damay am défilé et sama ay xarit sax duñ ko yëg. est-ce que xam nga lu tax mooy que ni des fois da ngay nekk nit yi nga xamante ne nii yow li nga nekk duñ la ko gëmlee comprendre nga mooy que ni sama da ngay wax nit ne ko booy dama am défilé jour tel mun na yéen da ngeen a yambare comprendre nga xam nga kooku encouragé wu la donc soo nekkee nit bi nga xamante ne ni gëmoo sa bopp rek bëggoo li ngay def rek da ngay reculer waat man du ma genre boobu comprendre nga bi ci topp mooy que ni société bi comme ni nga ko waxee des fois da ngay gis xale bu jigéen am défilé sax da koy nëbbu parent bu nee papa damaa am défilé dootu du leen comprendre nga donc te waroon na mën a yëgal papaam waroon na mën a yëgal yaayam sangu ba set solu ba rafet ñëw seetaan si doomam. est-ce que kuy def noonu tamit est-ce que day fekk say parents ànduñu ci défilé bi ngay def. waaw ñenn ñi seen parents àndu ci ñenn ñi aussi li nga wax li nga wax sànq day ñëwaat mooy que ni yenn tenue parce que tey ji exemple doo am yaay boo xamante ne nii yaay bu ñu respecté la nga am yaay bu yaru jullite tey di solin gu baax. nga ne ko yaay kaay seetaan si ma sa yaay ñëw fekk la nga sol yére boo xamante ne sa yaram yëpp day nekk si biti côté boobu aussi da ciy joué beneen côté bi tamit dafa am ñoo xamante ne ni ragal moo leen jàpp mooy que ni comme li ñuy dund ci milieu bi mooy que ni dañ naan milieu bi nii la mel naa la mel comprendre nga bëgguñ seen parents yi aussi tamit peut-être ñu di si wax donc ñoom buñ ñu am amour bi suñu demee ba di ci dugg kenn du ko yëg te li ngay wax nii lu dëggu la am na ñoo xamante ne man ak ñoom ñoo nekk bokk agence am na ñoo xamante ne ni man ak ñoom ñooy nekk mais je sais que ni seen parents yi yëguñu ko parce que suñ ko yëgee tey ji dañ leen di tere donc pour wax parents yi ne leen milieu mannequinat nekk na quelque chose bi nga xamante ne liggéey la et aussi tamit gis nga nit confiance c'est pas milieu moo koy jox nit sa doom boo ko juree yar ko fi nga ko war a yaree mu xamal ko àdduna mu xam àdduna billaahi war nga ko mën a bàyyi mu def lu ko neex su defee lu naka sotul noonu rek moom si boppam war na reculer waat xam ne man sama yaay ak sama papa yi ma jur teguñu ma fii comprendre nga confiance moom nit moo koy am ci nit rek mais du question de kii day dem jàkka ji chaque jour naa am ci moom confiance du question de kii day dem boîte chaque jour waruma am ci moom confiance non parce que gis nga kii di xëy di sol yëre yu yiw nga di ko gis muy dox di wax teey nànk mannequin gën na ko mannequin am nañu fulla li ma lay wax nii lu leer la am na ñoo xamante ni am nañu fulla am nañu fayda bëgg nañ seen bopp heure de répétition dañuy jot ñu quitter seen kër dem répétition wàcc dem ñibbi ñu am défilé ci wàcc tapis dem ñibbi mais am na ñi nga xamante ne nii nag comme ni nga ko waxee sànq caaxaan moo leen ci dugal te li ñu naan benn soble bu yàqu
mooy yàq mooy tax mooy xasawal yeneen soble yi ci des loolu moo am kenn ku bon ki nekk ci ñun mën na yàq suñu der mais man tamit man damay wax ni wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm kii wax góor jigéen kii wax kii dafa bon kii wax kii nii la mel peut-être dafa xam loolu muy wax da caa xam dara moo tax parce que tey jii man du ma wax ni exemple Modou góor jigéen la mais yow est-ce que Modou bu dafa war a dox rek nga xam ne nga ne kii góor jigéen la góor jigéen c'est pas que quelque chose bi nga xam ne lu nit di doxee la parce que da ngay gis comme ni ma ko waxee sànq ku inféminé te du góor jigéen. mais par exemple est-ce que góor war na xeesal. non loolu moom mosuma ko accepté man. mais dañ koy gis. góor gu xam nga góor gu xeesal. kooku nëbbatuwul. kooku mën na nangu. xam nga lu tax mën na nangu parce que si dañuy xeesal très bien. merci beaucoup. très bien xam nga tey jii comme li ma wax sànq rek day ñëwaat benn soble bi mooy yàq ñeneen ñi exemple tey jii nga nekk ci benn milieu mannequinat ngay seen agence sunu agence exemple mu am benn góor bu amoon ba tey jii benn góor buy xeesal man je dis que ni su fekkee yàlla may na ma am benn complicité bi ak moom damay wax ak moom parce que on est des frères xamal ko ne ko li ngay def nii nangam sangam bu nangoo xayrun su nangul bu génnee ci biti lu mu dégg moo ko teg boppam. mais côté boobu est-ce que duñu blâmer sama xalaat laay wax chef d'agence yi parce que bu fekkee ni yow tu es responsable nga yore ay xale nga ne da nga leen di encadrer nga jàppee leen ñii comme say frères ñii comme say sœurs yaakaar naa ni soo ci gisee kenn koo xamante ni mu ngi def yëfi góor wala jigéen ñi di def yëfi giwin vraiment war nga mën a am mat goo xamante ni di nga leen woo wax ak ñoom suñu nanguwul mais nga dàq leen. waaw loolu moom wax dëgg fa yàlla nangu naa ko parce que gis nga nit boo nekkee njiit da ngay mat njiit. que très bien donc yow comme li nga wax rek boo nekkee yore agence mooy que ni am na comme li nga koy wax am na nit yoo xamante ne ni suñ fa ñëwee yow en tant que chef d'agence yaay volonté wu ne la hé fii du sa place. pourquoi du sa place mooy que ni lii ngay def nii ak ñun li ñuy def bokkul comprendre nga comme ni ma ko waxee woon sànq ci ne la man kay yu bari duñ dem. xam nga tax duñ dem mooy comme li nga wax dañuy dugg ci milieu mannequinat ñuul kukk def ci 1 2 3 mois dem jënd diwu xeesal mu di leen xeesal comprendre nga donc pour man amul chance parce que boo xoolee jamono ji styliste yi tey naturel la ñuy jël bu ñu demee casting ku correct la ñuy jël kuy habillé wu habillement correct la ñuy jël donc yow boo xeesalee boo ñëwee fi mooy que boo ñëwee ci milieu donc dañ lay ridiculiser rek devant tout le monde dinañ la xas dinañ la waxtaane di nga dégg lu la neexul te doo si mën dara donc li may wax chef d'agence yi mooy que ni comme li nga wax nangu naa ko mooy que ni képp kuy chef d'agence di yor agence mannequinat képp kuy mannequin nga xamante ne ñëw na sa agence nekk góor di xeesal bu ko fa bàyyi nekk jigéen di def yëfi góor bu ko fa bàyyi wala nekk jigéen di def yëfi giwin bu ko fa bàyyi parce que day taqal ñi nga xamante ne ni defuñu loolu képp kuy nekk chef d'agence daal franchement man loolu laa lay digal waaw. donc mbokk internet yi di rappeler toujours rek tey ñu ngi am invité Isaka mannequin la fii ci Thiès mais nag di wax ni que aussi bu ñu fi toogee dañuy bëgg nit ñi li ñuy wax mu jëriñ askan bi ñuy seetaan parce que ñun ñëpp ay jeunes lañu. voilà donc bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg léegi nag ci li nga xamante ni moo lëmbee askan bi muy viol yeeg meurtre yeeg te loolu lépp day tourner autour du jeunesse bi yow en tant que jeune lan nga mën a wax ci loolu. bon en tant que jeune li may wax ci loolu mooy que ni bon nekk na quelque chose bi nga xamante ne lu metti la nekk na quelque chose bi nga xamante ne aussi c'est très difficile pour ñu génne ko Sénégal mais pour man benn côté aussi c'est pas difficile pour ñu génne ko fi mooy que ni des fois da ngay gis nit nekk ak doomam ci biir kër violé ko ñu munee ko waxtaanu biir ñu bàyyi kooku kon xam nga ne nañ ko suturaal boobu te moom suturaalul boppam comprendre nga donc tey jii kooku noonu suñ ko bàyyi ci société bi mooy que ni li ñu bëgg a lijjanti du mës a lijjanti ko kooku dañ ko war a jël teg ko ci yoon. y a des parents yi nga xamante ne aussi tamit y a des choses yi nga xam ne ñoom ñoo koy indi mooy que ne nga am doom bu ndaw exemple nga am doom bu góor am na góor yoo xam ne même pas une semaine maa ngi dégg benn xale bu ñu violé comprendre nga donc nga am doom bu góor nga ne def maa të nga bàyyi ko muy def lu ko neex soo ko bu la ko neexee fanaan ci kër gi tey su ko neexee dem 1 mois. doo ko gis comprendre nga da ngay des fois da ngay toog des fois da ngay man mës naa toog ak xale boo xamante ne wax na ne dañ ko violé à cause de fukki dërëm parce que comme li ma lay wax nii dafa génn seen kër góor la dafa génn seen kër daw ki mu nekkal yónni ko nee na mu xiif mu jaay fukki dërëm yi lekk ko ci biir loolu mu ragal retourné waat ci seen fi ñu doon daje mu daw dem
ba benn temps waa ji dajawaat ak moom jàpp ko ci la ko ci fukki dërëm yooyu ci wax jooju ci la jógee ba mu violé ko. fukki dërëm. et pourtant tey ji te nee na début li ko tax a génn seen kër mooy magam moo ko daan dóor magam da koy neen mag ji mun ko supporter quoi magam moo ko mënut a supporter ba loolu arrivé ko donc aussi tamit parents yi dañ ciy joué man sama doom bu ma ko amee ak ni mu mënti tool dama je vais faire le maximum pour téye ko muy bu bonee muy bu baaxee nga téye ko sa kër mais doone kii dafa xaw a bon rek wala dafa maate rek nga bàyyi mu dem lu ne mën na ko arrivé yàggul dara gis nga li daara yi aussi des fois dafay am comprendre nga donc moo tax ma ne dina difficile ñu dindi ko fi mais aussi tamit du woon difficile bu dee nëppal gi dindi nañ ko fi day deñ bu dee nag dindi wuñ ko fi du fi mës a deñ di wax parents yi aussi tamit ñu gën a téye seen doom yi gën ci waxtu àq parce que tey jii nii dëkk bi neexul daal. parce que xale boobu tey nga wax ni dañ koo violé ak fukki dërëm à cause de fukki dërëm tey mooy màgg nekk xale bu rancunier mooy màgg dem tey bu amul suivi rek mën na nekk sàcckat wala mu nekk agresseur wala mu nekk donc parents yi dañ leen di wax tamit ñu bàyyiwaat seen xel si seen doom yi bu baax parce que mënoo ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba ñëw xaw laa rey ba pare nga boolee nàmpal yar ak ya ca topp nga xëy nga ne man sama doom duma ko wax dara man loolu mënuma ko supporter franchement parler parce que yow sa doom yaa ko yilif moom yilifu la tey su baaxee dañ naan ndey ja non su bonee dañ naan ndey ja waaye su baaxee ñu ne doomu ñëpp la donc man il faut parents yi tamit delloosiwaat seen xel bu baax a baax xam ni doom rek la mënul dépassabilité mais aussi mbedd bi am na ci part de responsabilité parce que tey mën nga yar sa doom aussi yar ko fa nga ko war a yaree wax nga ko sànq ci sa biir wax def ci moom ay valeur mais mu génn mbedd mi changé ko maanaam àndandoo yu bon yeeg et cetera yooyu aussi foo ñu wax ci daal. si mais man damay wax ni man àndandoo bon taxumaa bon. mais yow peut-être taxulaa bon mais xam nga esprit yi bokkul faiblesse day am dañ koy gis tey sama moroomu jigéen ñi ngay ànd ak nit mu am lii amoo dangay dem ba benn instant yow dangay xaw a gis sa bopp bëgg am lu mu am mooy andi dem nañ ma baal jaay sa bopp et cetera yooyu aussi foog ñu delloo si waat bu baax xam ni daal loo am daal danga ko war a doyloo. c'est important donc côté boobu mbedd mi damay wax ni nit boo doyloowee rek comme li nga wax rek boo doyloowee rek fëkk du la yomb parce que waa ji day wax ne kuy noose sa ñaar dërëm da nga war a jàpp ne yaa dàq noos parce que ñaar dërëm nga am. comprendre nga donc sa yaay bu defee li mu war a def si yow sa papa def li mu war a def si yow nga génn gis ku la ëppale loolu wala ku la ëpp matériel ba tax ba nga war a mën a dem def naka sodul noonu rien que pour am loolu yow soo ko defee pour man boo goree sax waroo cee fier donc li may wax ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci mbedd parce que muy man muy keneen ku xool ci sa biir famille rek am na ku ne ci mbedd su ma nee am na ku ne ci mbedd nag ça ne veut pas dire que ni dof wala dara mais su ma nee am na ko ne ci mbedd mooy que ni am na quelqu'un bi nga xamante ne ni ngeen di vivre seen biir kër moom dundewul noonu comprendre nga donc famille bi buñ ko beddi moom tamit na def effort parce que comme li nga wax rek faiblesse dafa am day am comme moom tamit na war a def effort di dugalante ak nit yi aussi tamit di bàyyi xel aussi tamit ci lu bari parce que nit booy bàyyi xel ci lu bari rek am na yu bari yoo xam ne doo ko def waaw. donc li ñuy tëjee duñu tëj sax ndax tey teel trop ndax waxtaan bi neex na trop macha allah alors tey jii est-ce que yow bëgg nga sa doom nekk mannequin. bien sûr sama doom et je le dis haut et fort bés bu ma yàlla mayee doom mu judd am amour bi ma am ne day nekk mannequin billaahi du ma ko tere. parce que man su ma ko teree rek day fekk ni man peut-être li ma nekkoon baaxul booy tere da ngay tere lu bon wala ngay tere li nga xamante ne nii mooy loolu bés bu ma amee doom. mu bëgg a nekk mannequin man au contraire dama koy jàppale te je sais que ni incha allah dinaa am doomu mannequin te bés bu opté pour ne ci dina fekk man incha allah ma tekki ci milieu mannequinat dama koy jàppale waaw. macha allah loolu moom def lu dul gëm sa bopp rek. waaw àdduna moom boo ci nekkee da ngay gëm sa bopp c'est important c'est vraiment important alors ñu ñëwaat ci des fois nga gis nit ku rey nit maanaam violé nit ba rey ko ñu tëj la quelques mois. génne la yow en tant que góor soo gisee loolu sa moroomu góor di ko def qu'est-ce que ça te fait lan la lay def.
man côté boobu dafa depuis bi ma dalee dégg viol ba léegi même pas viol sax depuis ba ma dalee dégg rey nit ba léegi man dafa am loo xamante ne ni man dama ko def si man dama ne képp ku rey sama deret ñu tëj la 100 ans wallaahi boo génnee dinaa la rey wallaahi wal kitaab yàlla moo wax loolu an nafsu bi nafsi la yàlla wax ki rey leen ko ki nga xamante ne nii moo rawatina nag ki nga xam ne moo tay rey xoolal nga jël nit violé ko ba pare rey ko yaa ko tey kooku à vie lañ ko war a tëj ak travaux forcés parce que société bi nekk na société bi nga xamante ne nii genre yooyu moo fi ne parce que tey jii loolu da mën na indiwaat beneen rey boo xamante ne nii parce que tey exemple tey jii man ma rey yow nga rey sama rak moom bokkal ndey waaye exemple nga rey ko ñu tëj la 5 ans 6 ans nga génn chaque jour ma daje yow ci mbedd mi ngay kaf di ree di ambiance ana sama rak mi ngi àllaaxira à cause de kan yow neexul nag franchement mais nag man loolu moom lu mu mës a ne yàlla bu mu am wax dëgg fa yàlla bu mu am ñuy rey neexuma ñiy reyaate su doon sama sagalo du ñu rey kenn. te li gën a garaaw ci saa si dañ lay génneel kayitu dof moom de dafa dofoon wala ñu ne la dafa màndi woon nañ ko jéggal àndul ak sagoom. Sénégal loolu mooy yàq Sénégal loolu xam nga dafa am ñoo xamante ne nii wallaahi bu ñuy dee di dem safara parce que yow exemple tey jii sama rakk rey nit ma dem vite fait wutal ko kayitu dof di fen ne dafa dof wallaahi alaaxira day metti lool ma dem profité wutal ko kayitu dof comprendre nga ñu ne dafa mandi woon mais avant muy mandi est-ce que nekkul ak conscience am tranquille kan moo ko jox xaalis mu dem jëndi sàngara bi mu naanee la mandi te dañuy wax ne mandikat buy def du def lu mu tey mandikat bu la bëggee wax fulla ak fayda wallaahi bu mandiwul du la ko wax da lay wax lu wax ju dale voilà léegi kooku rey nit ñu ne nekkut ak xelam tamit dafay doy waat man de yàlla bu mu am ñaanu ma ko yàlla mais ku rey sama deret dinaa la rey wallaahi. mais Sénégal dañu interdire peine de mort yow tu es pour ou tu es contre. mais xam naa ne tu es pour ni ma la déggee nii dafa mel ni. si yàlla moo ko wax yàlla fu dee ay jullit la ñun te jullit gi ñuy woote dëgg la yow demal màkk nga sàcc fa lu ñu lay def ku ko wax. jeex na yàlla ne leen an nafsu bi nafsi ku rey nit da koo war a rey. ku rey nit dañ la te tayoo ko am na daan yu ñu la teg ci islam comme xam nga donc yow nga rey nit ñu ñëw ñu déedéet da nga naan ñu fenal la dem wut fen ñëw tegal la ci taabal bi wut juge fay ko xaalis teg comme xam nga mu toog plaider la ñu war la tëj à vie ñu tëj la 3 mois nga génn di dox sa soxla donc mi ngi noonu man damaa ne képp ku rey nit dañ laa war a tëj à vie loolu moom man d'accord naa ci waaw. dañ laa war a tëj à vie en tout cas waxtaan bi moom neex na trop te am na importance trop te kontaan naa ci yow tey daal li ma doon dox di wër daal moom dafa mel ni gis naa ko macha allah alors lan mooy sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy damay santaat yàlla bu baax fi ma mujjee sax falaa waroon a njëkkee mooy que ni sant sama yaay ndey ñaan maa ngi koy sant bu baax parce que bu dara dul dara li ma nekk nii tey mu tuut ci moom la. di sant sama papa Saloum Ndiaye di leen gërëm bu baax di leen wax ne leen sama xol sedd na si ñoom parce que depuis bi ma nekkee xale ba tey jii gis naa fi ñu ma teg gis naa cër bi ñu ma jox comprendre nga mën naa ne foofu laa waroon a njëkkee waaw donc maa ngi jéggalu côté boobu di leen sant bu baax di sant aussi sama waa atelier ñu koy wax waa Sopp Seydina Mohamed Couture mi ngi nekk marché central en face EBC waaw comme ni ma leen ko waxee woon mu ngeen bëggee ñëw yu rafet rek na ngeen ñëw incha allah surtout yow sax na nga ñëw waaw di sant aussi sama xarit sama genwaal sama doomu ndey ñu koy wax Malick ñu gën ko xam ci nijaay waaw moom mi ngi sama wet ak soxnaam Jaara ak sama doom boobu ñu naan Chérif Laay di sant waa place ba yëpp wax dëgg fa yàlla aussi tamit yow mii di la gërëm parce que yor sa émission xalaat si nit bon je veux dire que ne c'est pas facile mais nga am xalaat bu rafet ne bu ma dox naa ba daje naag kii li ma bëgg peut-être war na ma ko mën a jox et maa ngi dégg ci sa biir wax nga ne kontaan nga donc damay lay sant yow tamit di la gërëm di sant waa Thiès Info di leen wax ne fi ngeen ko jàpp foofu la ci kaw ci kanam ci lu baax man la seen xarit seen mbokk seen doomu ndey Issakha Ndiaye. ak Kalle Mariage. bon bientôt dans ma xool d'ici dans un an. soriwul de weer ak moom dafa jege de at bi jeex na. voilà te début 1er janvier sax ci 1 an bi la bokk ah. rendez-vous dans 1 an. très bien mi ngi noonu.
alors voilà donc mbokki internautes yi l'émission tire à sa fin ah franchement parler du ma taay di ko wax tey moom vraiment am naa mbégte lool di dalal sama frère sama xarit Isaka mannequin bu mag bi mais en même temps tailleur bu mag bi ndax lii moom nice na trop voilà donc Thiès Info nii rek lay def ak yéen ah saa su ne mu génn ak yéen ci ay xeeti baax tout le temps programme yu bees macha allah donc nee naa leen fan yi moom jeunesse bi laa jël faw mooy wax ak jeunesse bi xool li nga xamante ni moo nekk seen bopp parce que bu ñu dëkkee ci problème di am rek ñuy wax ak suñu papa yeeg suñu yaay day laaj toujours ñun suñu bopp ñu waxtaan si suñu biir c'est important donc ñu ngi leen di jox dig daje très prochainement di leen sant di leen gërëm gis nañ ni vous nous suivez partout dans le monde mu nekk loo xamante ni suñu mbégte lool la donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje très prochainement d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup